njiitu réew mi président de la république Macky Sall Souleymane yaa ngi woon ci tomb yu am solo yoo doon yëkkati. waaw ay laaj yoo xam ne daf ñu dab. yeneen laaj yi mooy est-ce que jàkka yi ak jumaa yi ci lieu public yi lañ leen di considérer koo xam ne dafa génn guddi. fekk mënta ñàkk. est-ce que day laaj ñu jox ko këyit boo xam ne moo koy permettre mu déplacer wu yooyu mooy question yi nga xam ne ay questions précises la. yu ñu mën a laaj xëy na monsieur le ministre. médecins yi ñoom li ñu leen di laaj moom mooy geste yi nga xam ne moom mooy permettre ñu aar suñu bopp. ci coronavirus déjà ñu fàttali ko beneen bi mooy est-ce que mesures yi nga xam ne annoncé nañ ko tey. au plan de la gestion de l'épidémie pour mu bañ a law moom mooy wàññi limiter wala sax dakkal circulation entre régions yi am ñoo xam ne dañ leen di confiner lu toll ak junni ak juróomi téeméer est-ce que mesures yooyu yëpp bu ñu ko jëlee day aajo ñu continuer mesures yi ñu doon jël yi ñu continuer di ko jël ay takk masque ak yi ni mel. est-ce que ci stratégie bi la bokk. est-ce que dañuy jënd ay masque jox ko ñëpp est-ce que dañuy continuer di porter masque yi ak yi ni mel. dinañu bàyyi peut-être monsieur le ministre. mu indi ay leeral avant ñu ñëwaat ci volet médical bi. jërëjëf li ma bëgg tontu ci question wu bi Bamba Kassé posé. mooy ndax journalistes yi ak xeetu nit ñi nga xam ni guddi gi la ñuy liggéey pour mën a dem ci seen liggéey dina aajo ñu am nu ñu leen jàppee maanaam loolu régime général rek moo mën a am. parce que ñi nga xam ni ñooy administratif yi yor pouvoir bi ñoo koy xool waaye jàpp naa ni. pour ki nga xam ne liggéeyam am na solo lool parce que dañ ni dem beeg ñëw bi ci lu mënul ñàkk moom il faut que ñu. mën ko yembal donc foog naa ni kooku ñaari catégorie la ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey dinañ ci mën a addu mooy souvent lan mooy war a nekk autorisation spéciale ak lan moo war mu nekk nécessité de service parce que dina aju ci docteurs yi nga xam ni dañuy liggéey di jël ay garde guddi di dem ak yooyu donc seen dem ak ñëw war nañ ko yembal donc couvre-feu moom toujours dafay nekk benn mesure de portée générale mais foog naa ni am na ay oyofal yoo xam ni li ko mën a indi mooy liggéey ak wala dem ak dikk boo xam ni mënut a ñàkk. li ñu jàppal couvre-feu bi nit ñi leerul ci seen xel. parce que président mënul wax 8 heures ne couvre-feu bi tey ci 8 heures lay tàmbali. bésu ëllëg lay mën tàmbali te bésu ëllëg mi ngi tàmbalee ci minuit. du dëgg. foog naa ni yooyu la mais esprit bi moo am importance. esprit bi moo am importance mooy diggante 20 heures muy. 8 heures ci guddi jëm fajar muy 6 heures du matin dañu aaye dem bi ak ñëw bi lu dul ci li nga xam ni war naa mën a nekk beneen bi it foog naa ni moom duñu fi indiwaat beneen débat parce que am na loo xam ni jéego yu ñu amal ci biir réew mi la mooy bi ñuy tere rassemblement yeeg manifestation yi xaajalewu ñu seetuñu dañ jàpp rek ni béréb boo xam ni rek nit ñi mën nañ fa dajale am risque wàllante suñu ko mënee bañ a def moo gën am na fi werante tuuti mais foog naa ni weesu nañ loolu li fi ne tey mooy ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak ñi nga xam ne yàlla may na ñu am xam-xam ci diine am na tegtal yu ñu joxe man sax dégg naa yenn waxtaan yi mais comme leerlu ma ko mënuma cee wax nee nañu mën nañoo sax changer nodd bi dootuñu wax ñëw leen julli si waaye waxtu yu jot na julli leen seeni biiri kër loolu su amee it mën na baax te loolu it war na mën nekk véhicule boo xam ni ñi nga xam ne ñooy naye ni bu nu wootee war nañu mën saa ñu wootee fàttali nit ñi jëf ji ñu war a jëf bu ñu ko waxee ba pare foog naa ni kooku ñi am xam-xam mën nañ ci wax fàttali nit ñi ne bu leen fàtte raxas seeni loxo parce que ni ko docteur yi waxee loolu la bu leen fàtte jël distance bi nga xam ni war na nekk sa diggante ak sa morom pour ngeen bañ a wàllante yemala leen seen dem ak dikk yooyu yëpp ñoom it mën nañu nekk ay relais dans la communication yoo xam ne bu fekkente ni mën nañuy wootee ak yooyu mais daje bi daal mooy
tere nañ ko. xëy na loolu proposition booy def la te mën nañ jàpp ni bu am solo la ndax jàkka yi ñu ngi fépp bu ñu noddee ba noppi te loolu am na jàkka yoo xamante ni tàmbali nañ bu ñu noddee ba pare dañuy wax nit ñi julli leen seen kër mais effectivement comme ni nga ko waxee mën nañ cee yokk les gestes barrières dinaa la joxaat kàddu gi jox itam kàddu gi professeur ak docteur ci les profils des malades actuellement ak ni ko Souleymane waxee itam masque yi kan moo war a sol masque parce que fu mu toll nii ñëpp yaakaar naa ni ñi ngi comme tàmbali nañoo sol masque laata loolu am nañu ci ligne bi Cheikh Baba Dièye bu FSD/BJ nekk député moom itam ñu ngi leen nuyu sëñ Dièye. jërëjëf suba di nga wuyu ji président de la République. waaw farata la. bu noo jàngatee mesures yi nga xamante ni moom la jot a jël tey. waaw xanaa sant yàlla d'abord bu baax a baax sant ko moom président de la République ci responsabilité bi mu jël te jël ko fi nga xamee ni foofu la ko askan bi yëpp di xaare di nuyu ñi nga xamee ni ñu ngi nekk ci plateau bi suñu mbokki docteurs yi journalistes yi ak monsieur le ministre Seydou Gueye di wax rek wax ju gàtt mooy que ni lii mu wax nii moom président de la République dafa di réalité boo xamee ni addina yëpp ñoo ko bokk te xaw ma yan jamono la suñu daal amoon sens waaye tey jii suñu daal dëgg am sens ci benn wàll mooy bu ñu discipliné nangu kilifa am kilifa te nangu dogal yeeg diggante bu wax te jàpp ci te jàppalante si yàlla mën nañu musal ñun ñëpp ñu génn ci jàmm ak salaam bu amee benn wala ñaari nit yoo xamee dañoo nekk ci biir gaal gi di defee ñu leen neexee wala ba ñu fekk ni am na ñuy feebar am na ñuy jafe-jafe je pense que ni mën nañu am ay dégâts yoo xamee ni ci biir je pense que ni tey jii suñu xel dafa dem ci bakkanu Sénégal yëpp te di ñaan président de la République comme ni mu ko waxee ak ni mu taxawee mu xam ni jamono bu jafe la jamono bu difficile la am na askan woo xamee ni bari na ay jafe-jafe bari na ay tolof-tolof xam nañu réew mi ko dana kon nag na ci am fulla ci dëgër laay du war a dëgër laayoo ndax du moom njaboot gi la du moom réew mi la du moom sutura ak teraanga yi Sénégal la li nga xam ne laa jàpp ni kuy sénégalais ku nekk war nga ko bàyyi xel moo di que ni virus bi amul tur amul sant buy ñëw la tàggu te amul ku mu ruusu la daaneel te daan bi gën a ñaaw la lay daan te bu ëllëgee gerte tax dina lakkaali kër di ko je pense que ni ci wàllu yi nga xam ne mooy mbooloo yeeg dajaloo yi li kër docteur yi wax li lay war a suuli naka julli yi naka sénégalais yi naka citoyens yi def xam ni loolu rek mooy farata bi te ñun ëpp ñu doole Italie ëpp ñu doole France ëpp ñu doole États-Unis te virus bi mën na leen kon nag lenn rek moo ñu ci mën a génne mooy ñu góorgóorlu jàpp ci suñu président de la République am nangu dégg ndigal nangu déggu li docteur yi di wax ba pare nag mooy ci toog seen kër bañ a génn lu mu jafe-jafe lu mu tar loolu mooy solution li ñu ciy dimbali. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal Cheikh Bamba Dièye moom itam ñu fàttali ñi nekk ci ligne bi bari na ñu bari bëgg nañu réagir dinañu jéem a essayer rapidement jox leen kaddu encore une fois waa diaspora bi itam bu ñu mënee ñoom itam woote xëy na Pierre di nga mën a afficher le numéro ñoom itam ñu dugg ci sànni ci ay kaddu xalaat ci seen njaboot rapidement professeur comme ni ko Souleymane waxee sànq masque yi tey jii kan moo war a sol masque Sénégal. jërëjëf Chérif. oui fu mu nekk nii moom wax dëgg yàlla situation mu toll lépp lu ñu doon def benn rek war nañu ko def fukk si précaution parce que fu mu nekk nii kenn xamatul kan mooy kan non kenn xamatul kan mooy kan. fu mu nekk nii même studio bi ñu toog sax fu mu nekk nii ñun ñuy wax nii. si yoon fu nekk waroon na sol masque. wala am masque chirurgical. ne serait-ce que man su ma amee jàngoro ji ma ban def wàll yow. masque chirurgical la lu tax nit. par exemple di protéger nit ki. mais dina tax ki feebar. wala ki xam ni njott na. am na jàngoro yi wala leeru ko dara ndax xam ne mu ngi si moom. au moins bu saxatee wala bu t-shirt yi du wàll keneen. waaw damay ñaan yàlla si entreprise yi. bu ñu mënee ñuy limiter nit yi. ku mën a liggéey si biir kër nga liggéey si biir kër à distance. ku mënul ñàkk a ñëw rek nga ñëw. mais boo leen ñëwee si biir entreprise bi na ñëpp takkandoo waaw wax de.
takkandoo ay masques chirurgicaux moo gën a yomb moo gën a accessible. waaw mais loolu à partir de ce moment gis nañu yeneen dëkk yi waa dëkk bi ñëpp daw riirandoo dem jëli masques yi ba finalement corps médical bi ñoom dañu retrouver wu sans les masques alors que ñoom ñoo nekk en première ligne. est-ce que loolu itam du lu nga xamante ne war nañ ci bàyyi. loolu lu jar a moytu la parce que je pense que loolu moo arrivé à France. voilà yaakaar naa ni yenn masques yi comme FFP2 wala FFP3 xam ne ñoo am système de filtration. buy protéger le personnel soignant yooyu moom vraiment nañ ko jagleel waa kër docteur yi. waa kër docteur yi xam ne ñoom tout le temps mu ngi. waaw loolu filtre la quoi. boobu mooy protéger mais aussi dafa am na koo takkee. waaw foofu nga war a nooyee. warul ngelaw dafa war a hermétique. étanche. maanaam warul am ngelaw waru jaar fenn si boor yi. waaw donc dafa am lu ñu koy takkee daa aussi ñu ngi koy simee ni ñu koy solee. donc loolu lépp jox ko urgentisme mu wan ni waaye li ma jaaxal itam waaye li ma jaaxal mooy joxante nañ ko de wax dëgg yàlla. waaw man am naa si sax yu. waaw léegi kon nga defal ñu démonstration wane daal naka la ñu koy defee. voilà docteur Signaté nga defal ñu démonstration masque yi nan lañ koy takkee. d'accord bon avant may def démonstration bi damay wax juste 2 mots ci masque yi. ak surtout fan yi nii gis nañ. ñu bëri di sol gant en plastique. am na sax ñu ko yore ay paquet ci rond-point di ko jaay. virus bi bu takkee foo xam ni dafa woow dina fa dund benn waxtu su tooyee mun na dem ba ñetti waxtu ñëpp d'accord uñ ci nag mais à peu près. bu dalee ci plastique nag bu tooy mun na fa fanaan mun na fa yenn fanaan foofu. ci plastique comme ci gants yi ñuy sol noonu. di ko yore di ko laal fu nekk nag. am na ñuy wax sax 9 jours voilà ci gants yi. waaw ci gants yi. mun na dem ba ñu ngi sol seen i gants. voilà donc gants yooyu non seulement danger bi ak risque bi loolu la. donc da ngay yore virus bi di ko trimballer fu nekk pendant ay fan. ensuite gants yooyu la fajkat yi di soxla ci biir hôpitaux yi. donc yaa ngi multiplier yaa ngi yore ay virus di ko trimballer ba pare tere ñi koy utiliser pour faj ñeneen yi duñ ci jot. donc loolu. fajkat yi ñoo bi may ñëw sax parce que parfois su may dem damay laaj sama collègue yi. ban message ngeen bëgg ñu jàllale ko. boobu mooy message bu leen gën a soxal fu mu nekk nii. mooy gants yi. mooy gants yi. donc bépp sénégalais bu nga xamante ne actuellement yaa ngi sol ay gants xamal ni yaa ngi lor waa Kër Docteur donc dindi leen. gants yi gants yi ñun loolu la ñuy soxla. te fu mu nekk nii dëmb diggante 3 jours yi gants yi la ñuy gis ci mbedd yi ak ci rond point. donc yooyu ñun dañ koy soxla ñoom dañuy yore virus bi di ko garder ak ñoom. te ñun dañ koy soxla pour faj. donc gants yi moom bu mënee disparaître wala ñu koy yor ñu yóbbu ko ci. kër docteur yi yóbbu ko fa kër docteur yi jëbal leen ko ñu mën ciy liggéey. bii nag docteur kenn takku ko. waaw d'accord alors bii laa amoon moo laa doon takk. voilà bii mooy. monsieur le ministre mi ngi teggi tuuma. FFP2 bi. mais bii aussi pour fajkat yi la. parce que bii day filtrer. donte amul mandarga wala tube bi ci yore. FFP c'est-à-dire face filtering piece. ci anglais la ci anglais mooy pièce boo xam ni day filtrer luy ñëw ci kanam gi. donc loolu mooy tekki FFP bi. 1 bi nag li muy filtrer bëriwul mais 2 bi déjà dina la protéger lu bëri am na 3 bi aussi mais soxlawu yooyu am na ñeneen ñu ko soxla. bu chirurgical bi nag boobu day éviter comme ni ko professeur waxee ki yor doomu jàngoro ji mën na génn dem ci keneen donc bii généralement fajkat yi bii normalement ñun bëgguñu ko gis ci biti. waaw parce que bii ki nekk ci biti jànkoontewul ak doomu jàngoro ji ñëw ci moom ci diir boo xam ne dafay yàgg bu mu jar ko mu solol li te fajkat bi moom da koy soxla moom bii lay soxlawul beneen bi. am na waa Kër Docteur yoo xamante ne infecté nañ xanaa takkuñu woon masque bi. mun nañ ko takk mais déjà buñ ko takkee lii dina leen aar ñetti waxtu. bu ñetti waxtu bi motee dañ ko war a dindi ñu sànni ko. parce que virus bi lim ciy takk dina filtrer ba dina am moment boo xam ne dootul mën a filtrer day jàll. deuxième chose bi mooy buñ koy sol dañ koy sol ak équipement ak ñaari type équipement am na benn boo xam ne dafa léger am na benn boo xam ni. combinaison la. si biir combinaison boobu dafay tàng. combinaison ñi ciy liggéey généralement duñ def waxtu 45 minutes ngay mën a liggéey. il faut nga génnaat parce que da ngay tàng da ngay ñaq.
boo ñaqee bu fekkee masque bi c'est pas étanche. c'est-à-dire que tëjul complètement da ngay am ay fuite. bien sûr fuite yooyu ñoo lay mun a contaminer parce que virus bi bu ñu fàttee ni nekkul lu liquide dañ koy noyyi du loo xam ni ndox la wala liquide la wala wocc la donc dañ koy noyyi donc ñooñu ñoo soxla filtre yu mel ni donc dañ ciy soxla quantité bu bari parce que chaque 3 heures il faut nga changer ko. doy na fii ci Sénégal. bon yaakaar nañ ni dina doy. waaw mais par contre li ñu soxla fu mu nekk nii bëgg nañ xam ban quantité stock lañ ci mën a am parce que li amal soxla fajkat bi mooy épidémie bi ñaata temps la lay permettre nga tenir. ba muy commencer wàcc. mais loolu pour nga xam ko il faut nga am loo xam ne mi ngi ci ginnaaw ci loolu ngay mën a utiliser. donc filtre bi ñu ko war a utiliser donc comme da nga koy noyyi il faut nga ubbi ko mu jaar ci suuf. li ngay def ñu téye sa bakkan nga jaarle ko ci ginnaaw. nga fixé ko nii fii day am weñ nga bës weñ bi. mu étanche nga xool bu étanche wul nga xëcc élastique bi ba mu dëgër. balaa ngay faj nag il faut mu leer la ni étanche na pour nga xam loolu il faut nga tester ko xam ndax ngelaw bi dina génn ci côté yu pas donc da ngay ëf xool. nga sentir est-ce que mi ngi jàll ci côté yi. ensuite nga defaat ni aspirer xool. ndax am na luy génn ci wet yi. loolu bu amul mu nga xam ni léegi étanche na li ngay nooyi du génn. li ngay nooyee di génn ci biti aussi du dugg. mais masque bi aussi dafay ànd ak protection kanam gi. dafay ànd ak combinaison bi. dafay ànd ak gants yi. dafay ànd ak li ñuy wooyee kagul donc bu liy ñëw ba fii. dafay ànd ak surbotte donc yoo xam ni il faut que lépp dara bañ a feeñ ci sa yaram. donc bu ñu koy sol ñaar la ñuy nekk ci ay miroir. donc balaa ngay dugg il faut nga xool. mais loolu aussi du phase sax bu gën a metti bi mais boo génnee parce que booy génn fekk yaa ngi ak doomu jàngoro ji ci sa combinaison yi ci say tenues yi loolu aussi bon tey sax si ngoon ci lañ nekkoon di entraîné wu di solu ak ay summeeku si ngoon bi yëpp loolu fa laa nekkoon man donc loolu mooy médecin yuy def yu nar a faj nit ñi ñu nekk Fann ak réanimateurs yi urgentistes yu nar a transporter maladie voilà dañ doon tàggat ak ay combinaisons yi voilà. laaj bi dafa am solo ndaxte kii mën nañ ko sànni. waaw amatul njëriñ léegi mën nañ ko sànni. solo laaj bi mooy ñu bañ a yaakaar ni parce que président jël na ay mesures d'ordre administratif, sécuritaire, politique, etc. que ni mesures yu ñu doon digal wàcc nañu raxas loxo bi bañ a saafonte bi et cetera lii day ñëw permettre xëj na ñu gën a renforcer lutte bi waaye teggiwul li nga xam ne loolu docteurs yi doon digle boobu ba léegi moom mooy ñu garder distance ñu diggante ku mel ni man booy wax di postillonner xëj na am na nu muy demee bu nekkee da nga am feebar bi mu dem ci keneen bañ a nuyoo di raxas loxo yi lu mu gën a bëree ak saabu di utiliser gel yi bu nekkee amoo foo raxasoo wala diggante ñaari raxasu bu nekkee amoo ndox ak saabu ngay utiliser gel bi ak yeneen digal yoo xam ne yéen a ma gën a xam waaye solo bi daal moom mooy c'est pas parce que jël nañu ay mesures d'état d'urgence de couvre-feu ak de limitation d'interdiction des déplacements que ni loolu wàcc nañu day ñëw yokk ci pour gën a xeex sax ni président jeexale discours am na solo monsieur le ministre dinaa la jox kàddu gi léegi nga baal ma dañu am ci ligne bi Déthié Faye nekk fële ci réew mi Déthié Fall plutôt ñu ngi leen nuyu sëñ Fall allo. ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax. waaw di jaajëfal sa ànd ak TFM njiitu réew mi woote na gis ngeen mesures yi nga xamante ni moom la ñu jël jëmale ko ci xeex coronavirus ban taxawaay ngeen ci am ndax itam di ngeen wuyu ji woote bi. waaw d'abord di rafetlu mesures yi nga xam ni président de la république Macky Sall jël na ko
mu doon ay mesures yu am solo je pense que fan yële dégg ngeen bi mbir mi tàmbalee li président Idrissa Seck wax bi mu defee benn communiqué après bi mu defee également benn audio di demander population yëpp ñu conformer wu ci li nga xam ni moom la gouvernement bi jël comme mesure xam ni mesure yooyu li ko tax a jóg mooy fagaru ba nga xam ni mbir mi du am yenn proportion yi et bu fekkee ñun ñëpp nangu nañu ni mbir mi moom du mooy déplacer boppam nit ñi ñoo koy déplacer donc bu ñu jëlee ay mesures yi nga xam ni day limiter déplacement yi à travers état d'urgence bi couvre-feu bi donc day doon mesure yu ñu war a saluer donc le président Idrissa Seck parti Rewmi tey jii jàpp naa ni Sénégal dans son ensemble ñëpp un peuple la ñu nekk ci wetu gouvernement bi pour fexe ba li nga xam ni ennemi la invisible comme ni ko président de la République waxee nga xam ni ennemi bi mën na nekk ci loxo yi mën na nekk ci cravate yi mën na nekk ci micro yooyu gën tiim mën na nekk ci jaww ji mën na nekk fu ne ennemi boobu je pense que ñëpp dañu war jóg ku nekk def ko sa mbir fexe ba suñu borom lu mu ko fi jëlee ci lu mu gën a gaawee li ci gën a am solo nag mooy mesure yi nga xam ni jël na ko pour accompagner li nga xam ni moom la war a def muy état d'urgence bi ak également couvre-feu bi ndaxte Sénégal dafa am lu mu bindoo da ngay gis père de famille bi nga xam ni bu xëyee dépense am ci bis bi la koy wuti pour dem jox njabootam xam nga kooku tey jii nii il faut yenn mesure boo ko jëlee nga wut ay fonds wut ay aide yi nga xam ni dina ko mën a am pour bu nekkee ci biir këram mu mën jëfandikoo loolu moo tax réflexion bi mu yóbbu ko foofu aussi fexe ba jël ci ay dogal lu jar a saluer la ndaxte li nga xam ne moo xew Europe ñu am ay moyens États-Unis ñu am ay moyens ku nekk am salaire ba mën confiné wu loolu amul fii ci biir réew mi donc mu xalaat sénégalais yooyu jël ay mesures yu mel je pense que aussi lu jar a relever la di féliciter également personnel de santé bi les professionnels yi nga xam ne tey ñoom ñooy exposer leur vie pour aujourd'hui sauver des vies je pense que mënuñu wax que tey jii ni jaajëfaluñu leen wax ni ñëpp ñoo ngi leen di encourager en tout cas président Idrissa Seck ku nekk xam na c'est un homme d'État achevé d'une certaine trempe il sait faire la part des choses et dans ce contexte ñëpp xam nañu ni bu ko président de la République woowee dina ko wuyu ji pour que ensemble opposition pouvoir ñu xam ni c'est un peuple uni contre un seul ennemi le Covid-19 fexe ba ñu ngi ko fi dàqee donc dina wuyu appelu président di leen jaajëfal. jërëjëf leer na ñu ngi lay jaajëfal Déthié Fall bu réew mi ñu bàyyi la nga yeggali monsieur le ministre Seydou Guèye ci loolu interpellé na la itam ci social bi foofu tamit dégg nañu président ci wolof mu wax ne dinañu xool lu ñu dee ceeb ak ba ci meew tey ci suba Maimouna Ndiaye bu rédaction TFM dafa xëm ci biir rédaction bi parce que mburu amul tey ci yu bari léegi foofu itam est-ce que président du ci def dara itam. mais Maimouna du kontaan ci yow ah. est-ce que Chérif di yow yaa xamoon. non pas du tout. parce que njaayeen la ngay jóbeen. oui non li ma doon wax sànq mooy bi docteur waxee. Souleymane laaj ko ndax nit ñi duñ jàpp rek ni comme lii am na la fi newoon dañ koy baax donc ma bëgg wax ni ci président ni mu tëggee discours am wax naa ko sànq dafa tàmbalee ci situation bi sukkandiku ci loi bi constater impact yi mu am ci secteur bu ne doora indi solution yi ba pare bi muy jeexal mu dellu ci nit ñi ak nit ki nit ñi ak nit ñi ak nit ki nit ñi mu wax leen li nga xam ne ñun ñëpp collectivement moom la ñu war a def mais interpeller ku nekk individuellement ci ñu gën a tënku ci li nga xam ne mooy digle yi dañ koy répéter du doy mukk mooy raxas loxo yi mooy observer distance yi mooy moytu mooy toog ci biir kër yi parce que ni ñu ko waxee il faut que ñun ñëpp ñu jàpp ni mbir mi amul yi tànk di dox ci biir nit ñi la nekk di dox donc ku ko jot mën nga koo jox keneen te bu ñu toogee duñ ko joxante donc foog naa ni nit ñuy waxee baisser la garde warul même bu fekkente ni ci mesures yi le président est monté d'un cran baisser la garde jotul la ñu doon def tey la ñu ko war a gën a mën boo ko xoolee ni mu tëggee discours bi discours bu bare humanisme la ak humanité parce que nit ñi li ñuy dund ni ñu war a dundee
li ñu war a def pour mu préserver sénégalais yi bañ Afrique nekk beneen foyer donc foog naa ni loolu moo ko tëgg te li mu ci jiitalit mooy ñi nekk ci këru docteur yi ñu jox leen moyens yoo xam ne dinañu mën a nekk en sécurité mën a faj nit ñi parce que ñetti dimension la prédictif préventif curatif te fi ñu toll nii taxawaayu Sénégal ñun ñoo koy mottali ci ñaari anam rek ci ñaari anam discipline ak citoyenneté parce que lii autorité état président tëgg na ko tëgg bu rafet bu dëppoo ak li ko yoon may ak bu xayma li nga xam ne mooy li ko war en tant que chef de l'état pour jàppale askan wi indiwaat yërmande ci situation bi nga xam ni daf ñu ëpp doole ñun ñëpp donc li ñuy wax nit ñi bu kenn bàyyi maintenant ci wàllu mburu meeg yooyu ak wàllu ndimbal li je pense que crise bi ñu nekk dafa nekk crise bu dynamique parce que crise boo gis dafay installé wu progresser décliner ñu génn ci te jàpp naa ni ñu taxawee ak sunu plan de riposte ni ñu taxawee ak kilifteef bi ni ñu taxawee ak manko bi am biir Sénégal ñëpp di ko rafetlu ñëpp di ko rafetlu Cheikh Bamba dugg na léegi Déthié wax na kàddu gi yëpp a rafet yëpp nekk benn bu ñu defee noonu ni président terminé mooy le Sénégal vaincra incha allah dinañ la joxaat kàddu gi Souleymane dafa am loo ci bëgg a yokk. déedéet dafa am ñaari question yu ma yónnee rek. rapidement ñu jël benn téléspectateur parce que comme ni mu ko waxee itam bëgg nañu ku nekk laaj bu am bu parce que comme ni ñu y a pas une question bête ku nekk laaj boo bëgg a laaj ci feebar bi mën nañu profiter ci borom xam-xam yi ñu ngi ak ku tudd Serigne Mor moom ambulancier la ñu ngi leen nuyu Serigne Mor. waaye maa ngi leen di fay Chérif. là sa participation ci waxtaan bi. waaw man maa ngi tudd Mokh Thiam Seye ex international de karaté Sénégal tey maa ngi France fii ci Besançon léegi dama def benn formation ambulancier je l'ai fait pendant 5 mois après door a am diplôme pour nekk ambulancier mais tey li ma mën a wax ci feebar bi dama bëgg te ni ko président de la République waxee pour sénégalais yëpp yi nekk Sénégal conscientiser wu xam ne feebar bi lore la parce que li ma gis man du tey pour wax sama journée tey fii nii j'ai commencé de 7h30 jusqu'à 21h30 maa ngi door sama kër léegi pour wax la ni te amul beneen leneen lu ñuy def urgence rek la ñuy def urgence Covid-19 la ñuy def du matin au soir te li ëpp solo tey jii man li ma gis Sénégal mooy ñi nga xam ne masque yi fii ñun masque bi saa yu sa loxo bu ci tegoo rek nga sol gant nga bañ a sol gant boo tegoo sa loxo masque chirurgicaux yi sax infirmier wala médecin da lay wax changer le masque te li ci ëpp solo même ñi nga xam ne ay ambulanciers la ñooy def transfert yi sax yow tu es obligé à avoir une masque FFP2 boo xam ne da nga koy bàyyi sa gémmiñ sa kanam kon sànq ni ko médecin bi doon defee démonstration bi tu te rends compte Chérif vous m'excusez nga sol benn masque FFP2 pendant 3 heures de temps doo tufli ñiy tux du ñu tux boo bëggee naan doo naan te masque yi foog nga téye ko parce que masque yi fii France ñëpp dégg nañ ko masque yi liñ ci bëgg yëpp amaguñ ko parce que masque yi doyul te loolu ñëpp xam nañ ko mais li ma gënoon a bëgg a wax mooy tey jii ñun Sénégal man ñëw naa fa récemment mais pour nga gis ñu ne la formation ambulancier sax amul Sénégal te fii balaa ngay nekk ambulancier da ngay def formation am diplôme d'état pour mën a exercer fonction boobu léegi ci lu mel nii Sénégal war na ci gën a xoolaat boppam pour xam ne ni ambulancier lu am solo la ci dëkk parce que tey mënoo yi premier soin bi tey jii boo wootee 15 fii France ambulancier bi la ñuy yebal mu dem xool jël les constantes mën a nekk bëtu médecin bi nekk ci régulation bi mën ko wax ne patient bi ñëw nañ ko fekk na am na fièvre 39 ou fièvre 37 ou 38 ou 40 pour mën a jëlaat yeneen constante jox ko médecin bi moo lay wax ne kii
dañ koy yóbbu directement soins intensifs wala dañ koy yóbbu beneen circuit air boo xam ne dañuy médecin def diagnostic avant ñu koy yabal fi ñu ko war a yabal ci biir hôpital bi. jërëjëf Serigne Mor oui jërëjëf nga baal ñu parce que ñu bari ñu ngi ci ligne bi comme ni nga wootee foofu ca Besançon ñu ngi xalaat encore une fois sénégalais yëpp yi nga xamante ni ñi ngi nekk fële ca Europe masques yi am wax na ci lu am solo gis nañ sax ni ay masques yu ñu détourné fële ca République tchèque masques yoo xamante ni mi ngi waroon dem Italie finalement ça s'est retrouvé en République tchèque yooyu yëpp pour wane ni tey ji masques yi dafa am solo et que ñi nga xamante ni ñu ngi koy takk te surtout FFP2 comme ni ko docteur waxee nañu bàyyi yooyu jël les masques chirurgicaux Souleymane am na loo bëggoon. ñaari laaj yu gaaw yoo xam ne dama ko jot aussi benn bi mu ngi jëm ci médecin yi benn bi xëy na monsieur le ministre. ci médecin yi laaj bi ñuy laaj moom mooy est-ce que Sénégal am na ay respirateurs yu doy. ñaata lañ ci am buñ demoon ba mu am ay cas yu grave yoo xam ne. day am détresse respiratoire ñu amee jafe-jafe noyyi est-ce que am nañ ay machines yu mot pour jël benn ci nombre ci ay cas yu mel noonu yu grave yoo xam ne mën nañ leen tegal machine bi dimbali leen ñu mën a noyyi bu dee am na ñaata lañ ci am. beneen laaj bi moom mooy mécanisme bi nga xam ne moom la ñu wax mécanisme solidarité bi pour dimbali nit ñi ci seen biir kër. pour ñu bañ a manqué lu ñu lekk bañ a mën a compenser perte yi nga xam ne seen activité yi dañ ko ci am. ban modalité lañ mën a accéder ci mécanisme boobu est-ce que demande la. est-ce que dafa am ay services yoo xam ne ñoom ñooy wër di séddale wala di xool kan moo ko soxla ak nan lañ koy xayma. waaw parce que jiro bi moom du baax. waaw surtout jiro sekkeen yeeg jaween yi. bàyyil jaween yi. non sama yaay jaw la sant. ñu tontu rapidement ñu bàyyi médecin yi d'abord après ñu jox la parce que am na madame Awa Marie Coll Seck bu nekkaat ci ligne bi ngir indi sama xam-xam daal bu gàtt mooy Sénégal bëriwul si machine yi mel noonu. respirateurs yi. non néew lañ si loolu moom. juróom réanimation moom wax dëgg yàlla bu ñu ñaan yàlla ñoom ay cas détresse respiratoire cas yu grave yi. je pense que docteur Signaté na si dellu. côté boobu moom vraiment dañ seen doole bu baax quoi. ndax feebar bi bu taree nit ki mën na am ay jafe-jafe ngir nooyi loolu loo indi nit ñi di dee ci yenn dëkk yi. docteur Signaté beneen laaj bi mooy est-ce que matériel bi ñuy chinois yi di may wala nar a may wala may ba pare loolu bokk na ci. waaw pour l'instant yooyu dama fa laay commencer sax bon yu chinois yi di may wala yu ñuy war a may. exegul gisaguñu ko. sànq mooy fu ma jógee ni Sénégal dafa am société d'anesthésie de réanimation et de médecine d'urgence donc ci dañ doon def le point sànq xool suñu moyens fan lañ toll naka la ñuy organiser wu entre ñun ak ñoo xam ni parce que am na ñu ci bëri xëy na suñu activités yi bokkul donc il faut que ñu mën a coordonner xam naka la ñuy organiser wu. Organiser aussi structures yi collègues yu nekk ci structures yi naka la ñuy xalaatee la ñuy mën a liggéey walla soppi doxalin parce que situation bu bees la boo xam ni am na ñu bëri musuñu ko dund musuñu ko gis donte jàng nañ ko ci mais là c'est on passe à la pratique directement. Respirateurs yi doyul réanimateurs yi doyul unité soins intensifs yi doyul d'ailleurs loolu lañ laaj aussi ñu wax aussi suñuy soxla. mais le temps presse soxla yu ñuy jox dinañ ko def tey wala suba dinañ ci pare. dinañ ko jëbbal kilifa yi. ñaata ngeen ci soxla à peu près. ba liñ ci mën a am parce que pour l'instant boo defee xayma c'est la question sous-jacente. oui waaw comme pare wuñu mais tey moom dinañ ko pare. mais li nekk biir Sénégal yëpp lits de réa yu ñuy soxla yu lits de réa chaud ëppul juróom fukk. donc loolu la nit ñi aussi war a xam. te loolu nga baal ma. am na ci lal yoo xamante ne actuellement am na c'est occupé par d'autres malades. am na si lal mais loolu mën nañ sax réorganiser wu. mais terme bi aussi c'est pas parce que respirateur kese man boo ma joxoon respirateur kese du ma mun def dara respirateur bi dafa am lu muy àndal. day ànd ak ressources humaines yi mooy personnel bi. ku mu nekk personnel médical bi wala paramédical bi. Même respirateur bi man respirateur bu ma tàmm liggéeyee chaque jour boo xam ne parce que bii c'est un patient grave et hautement contagieux. Alors que avant on gérait des patients graves. boo jëlee juste jumtukaay boo jëlee benn respirateur par exemple pour kenn koo xam ni dafa def accident bu grave filtre buy protéger machine bi
benn la. mais bii ñett ngay utiliser parce que liy génn ci machine bi ñaari tuyaux la. il faut nga protéger machine bi ak ñaari filtre yi. buy jógee ci malade bi aussi il faut nga protéger ko donc day amaat beneen filtre. loolu pour éviter les infections. exactement donc loolu situation bu bees la donc te situation de crise bi nii mooy moment rupture bi nga war a sóoraale parce que tant que yaa ngi absorbé doo am problème mais moment rupture bi lan moo war a causer rupture bi noonu ngay mën a réfléchir. lii causer rupture yi mooy masque yi équipement de protection individuelle yi parce que même boo amee ay respirateur am malade bu grave boo xam ne il est hautement contagieux. boo mënul jub si moom. doo ko mënal dara. voilà donc loolu aussi mooy li ñuy soxla mais dinañ def le point tey wax autorité bi lan la ñuy soxla jox ko listing boo xam ni yaakaar nañ ni buñ ko amee. même bu amee ay cas yu grave quel que soit nombre bi c'est sûr que à un moment dinañ atteindre suñu point de rupture mais au moins on aura le minimum boo xam ni dinañ mën a liggéey correctement. mais liste boobu war na gaaw de tamit. loolu tax 1000 milliards yi jóg tamit. non je peux. waaw beneen chose bi juste bu ma bëgg a yokk. mooy mesure de prévention yi. il faut que ñu continuer di ko appliquer. mais parce que couvre-feu bi c'est de 20h à 6h du matin. il faut pas que entre 6h du matin ak 20h. ak 19h59. ñu récupérer virus yu doon traîner yëpp. ba pare dem ak moom yóbbuwaat ko entre 20h ak 6h du matin loolu pour ñun moo ñu ëppal solo mooy chaîne de transmission bi il faut que ñu couper ko. et inciter les entreprises également ñu ci bari ñu nekk. voilà ñu loolu moom. bii mesure bi c'est très bien. mais il faut que ñu appliquer ko. dinaa la joxaat kàddu léegi notamment interpellation Serigne Mor itam ci formation ambulancier yu Sénégal loolu tamit dinañ la ci joxaat kàddu madame Awa Marie Coll Seck moo nekkaat ci ligne bi soxna si am na ay leeral yoo bëgg a indi mais bëggoon nañu la laaj. lu jëm ci wàllu cas communautaire yi nga xamante ni démb ak tey moom la ñuy daal di wax loolu ban leeral nga ñu ci mën a indil. dañ ko retrouvé waat ñu bàyyi la nga yeggali docteur ci point boobu ak tontu itam Serigne Mor bi wootee Paris ci ambulanciers yi fii Sénégal parce que ñoom ñooy def les premiers soins n'est-ce pas ou pas. waaw ñiy def préhospitalier. ñoom comme man je suis préhospitalier. ñooñu ñoo nekk ci ligne de front ñoom ñooy am premier contact ak patients yi ensuite patients yu nekk ci centre ambulatoire centre de traitement yoo xam ni ils sont pas encore graves parce que si ñooñu. dina am ñu si aggravé wu. bu ñu leen naree déplacé aussi généralement ñuy def préhospitalier ambulanciers yi ñoo leen di déplacé donc ñooñu aussi ils ont besoin des mêmes équipements de protection individuelle que ñu nekk ci centre de traitement yi que mu nekk ñoo xam ni ils sont pas graves. ou bien ñoo xam ni ils sont graves. voilà te ñooñu en plus ils ont dañuy am ay moment ay moments sensibles yoo xam ni bu ñuy débrancher jël ensuite bu ñuy def transmission bi. am na solo maintenant juste pour formation bi. il y avait les rencontres sur les urgences. yàggul donc la question s'est posée donc tout ce qui est formation diplômante comme mu nekk ambulancier assistant de régulation médicale comme ñuy nekk ci SAMU question yooyu yëpp posé nañ ko. joxe nañ ci ay xalaat. je pense que comité de pilotage bi il travaille dessus. le temps que ñuy mën a xam. bokk na ci sax ci projet yu am solo yu mag en tout cas yi nga xamante ne le ministre Abdoulaye Diouf sax yëkkati woon na ko xoolaat urgence yi fii ci Sénégal bu yàggul rek tenir nañ benn réunion bu am solo madame Awa Marie Coll Seck yaa ngi waat ci ligne bi am na leeral yoo bëgg a indi waaye bëgg nañ la interpeller comme ni ma ko waxee léegi ci cas communautaire yi. danger bi ci nekk bi nga xamante ni léegi ñu ngi koy commencé gis loolu lan nga ñu ci mën a indil ay leeral. maa ngi nuyu bu baax dañoo coupé wul di rafetlu nag li ma suivre ko parce que am na ku may déglu léegi benn docteur xaw ma kat na xam naa su ma xamee tur bi rek dinaa xam la ndax jot na. Car signaté la allô. Allô. Alors la liaison n'est pas terrible dinañ ko. kon dañu koy bari na.
allo. allo. waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. ah affaire non maa ngi doon wax ne déglu naa li docteur bi doon wax te xalaat naa ne wax na wax bu am importance te maa ngi koy soutenir bu baax ci loolu ñu ñaan itam ñu gën leen jox moyen pour ñu mën a am matériel ak personnel bi wax en cas d'urgence parce que su malade du grave yi ñëwee il faut mu am médecin yu mel ni ñoom ak matériel ak équipe daal. waa léegi da nga ma doon laaj affaire cas communautaire li tax nit ñi jaaxle ci cas communautaire dafa nekk ay cas yoo xam ne kenn du xam kan moo leen wàll parce que sooy xool benn épidémie dafa am cas bu ñu diagnostiqué ak les cas contact nag dafa suñ ko xamee dafa fekk ñu xam kan moo ko wàll mais cas communautaire yi mooy ne dafay commencer ay cas yoo xam ne kenn xamul kan moo leen wàll pas parce que xamuñu ko ndax gëstuwuñu wala ñu mel noonu mais ay cas yoo xam ni du ay nit yu jógee bitim réew moo leen jox feebar bi kon ñu mën a wax ne feebar bi fii ci Sénégal commencé na fi law loolu moo tax ñu ne cas communautaire su amee nit ñi war a gën a góorgóorlu xam ne feebar baa ngi liaison bi vraiment. man dañ laa ne kon nga continuer rek parce que am na benn nit bu nekk ci biir bi moo tax waaw xaw ma lan waaw kon waaw dinañ la récupérer au niveau de la régie bu ñu mënee jox sax numéro fixe boo xamante ni dinañ la ci mën a woo parce que sa kàddu dina am solo ñu dégg ko ñu bari ñi ngi ko doon laajte monsieur le ministre Seydou Gueye am na ay tontu itam yoo war a jox askan wi. benn laaj ci ndimbal li président Macky Sall. jagleel askan wi naka lañ ciy jotee. ndax dañuy am démarche boo xam ni état bi mooy jóg seeti nit ñi. wala ndax dañuy nekk ci système boo xam ni nit ñi ñooy yëg lu def demande. kooku mun ma cee addu tey. wax naa sànq ci bi ñuy tàmbali wax ne am nañu expérience ci yóbbu ay dund ci nit ñi. parce que am nañu problème mu vif de soudure. je pense que loolu liñ ci war a jàpp mooy am na alal ju ñu natt ni ñu koy defee état bi xam na naka la war a jaare dinañ ci wax nit ñi parce que boo leen dégloo président ñaar la ci wax. dinañ ko jël ci approvisionner ci de façon très rapide. ci diirub semaine ñu mën te yëy yàbbi. dafa am lu ma bëggoon a indi tuuti. ci wàllu question yi ngeen laaj ci respirateur yi ak yooyu. parce que il faut ngeen xam naka la président de la République organisé woo. ci mbir mi am na comité boo xam ni mooy comité national de gestion des épidémies. ñooñu ñi ko seq ñi cëpp ay docteur lañu. ñoo nekk ci système bi ñoo yor suñu système. bi ñu jëkkee waxtaan le 2 mars bi mu leen dajalee question bi mu jëkk junj mooy équipement de protection individuelle yi ak lan la ñu soxla ci matériel de réanimation mooy respirateur ak li muy àndal lépp parce que du respirateur bi kese. ministre de la santé diligenté ak service yi nga xam ne yëpp war nañu daje mu nekk SAMU COUS mu nekk ñeneen ñi centre opérationnel de gestion des urgences ak kuréel bi pour ñu xayma exprimer seeni besoins docteur wax na ko ci loolu lañ toll te bu subaa insha allah nee na dinañ ci jeexal ci diggante bi il faut que ñu fàttali li nga xam ne président de la république jël na ko comme ay matuwaay bi ci jëkk mooy li ñu jàpp ni am nañu diggaale ak Chine ba ñu war fu mën ko fa am contact yi ñu ci waroon def yëpp def nañ ko ambassadeur bi waxtaan nañu moom exprimer nañu besoin yi ba am ñaari option est-ce que loolu dañu koy am ci don wala est-ce que dañu koy jël par nos ressources budgétaires pour mu gën a gaaw la ko gën li yembal nag di gën a baax mooy décret bi président mujj jël bërki démb ci lépp lu concerné gestion épidémie bi ci wàllu acquisition ñu suspendre les règles du code des marchés pour équipement bi gaaw yomb donc ci wàllu jël ay matuwaay yi nga xam ne moom la mbir mi laaj yëpp donc coordination bi mi ngi dox ñoom xam nañ fi ñu toll li ñu soxla xayma nañ ko et nu ñu ko war a amelee pour mu gaaw lépp lu ñu ci waroon a jël nañ ko ci donc foog naa ne loolu il faut que ñu wax ko
pour dalal xelu sénégalais yi. pour wan leen ni leen dafa am ñetti question yoo xam ni président de la république daf ko teg muy priorité muy naka la ñuy assurer sécurité personnelle soignant bi. naka la ñuy mobiliser ressources yëpp pour mën ko def ci li xeex bi laaj. ñetteel bi lan la ñuy jël ci alal dimbalee ko nit ñi ndax li nga xam ni daf ñu bett ñun ñëpp te lu la bett mën na. donc foog naa ni loolu moo taxoon sànq may wax il faut que ñu bàyyi xel ci président de la république ni mu jëlee mbir mi donc daal di dekkali rek principe boo xam ne moom lay doxalee toujours. dafay déglu experts yi souvent. pour indi ay réponses ci seen ay demandes. parce que ñoom ñoo nekk au front. parce que toute la difficulté nag xam nga fi muy nekkee mooy les mesures sociales comme ni ko Souleymane waxee matérialisation bi parce que tey jii dañuy bañ rassemblement yi moo tax ce serait important ñu xam mécanisme bi nan lay doxee beneen bi itam mooy couvre-feu bi 20h ba 6h du matin ku ñu jàpp nan lay demee ak ñoom seen doon na baax itam ñu ñëw ci mesure les dérogations yi nga xamante ne loolu ci am xëy na peut-être. Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye doon na baax itam mu dugg ci waxtaan wi indi ay leeral. ci wàllu woowu. mais li ma ci bëgg wax lu tuuti la rek. oui man de bu doon sama sago doom kenn kuñ jàpp. xam nga lu tax li Cheikh Bamba Dièye wax léegi rek. nañ leen tënku ci kàddu kilifa wéye ndigal suñ ko defee duñ jàpp kenn. suñu ko defee loolu mooy wan ne suñu taxawaay bu mat. ci li nga xam ni mooy décision yi nga xam ni. moo baax ci collectivité bi. moo baax ci cette société donc li ñu war a xiir nit ñi mooy bu kenn fexe bañ jàpp la. waaw mais xam nga urgence mën na am ku ci ne war nga des fois dina am loo xamante ni foog nga génn. waaw non loolu à partir de ce moment yan mécanisme la état bi teg. waaw donc loolu. yan preuve nga war a wane ministre de l'intérieur ak gouverneur yi nga xam ni ak préfet yi ñoom dinañu génnee réglementation bi muy àndal et dinañ nekk interlocuteur u citoyen yi. exactement ci leerlu. naka la ñu war a taxawee ak. bu fekkente ne dafa am yu ñu soxla yu dëppoowul ak li fi ne ñoom naka lañ koy mën a defee. teg ko ci humanisme teg ko également ci loi bi li mu maye ak li mu tere. donc foog naa ni moo taxoon ba may tàmbali ma ne président dafa consolider état de droit terminer ci humanisme. donc bu ñu fàttee perspective boobu mu tëggee. kàddu bi mu jagleel askan wi tey. ci Souleymane ci wàllu ba tey respirateurs yi ma laaj professeur gis nañu armée bi ñëw def benn hôpital de campagne fële ca Touba yaakaar naa je parle sous le contrôle de Souleymane c'est le soldat moom la ñuy wax élément militaire de réanimation est-ce que loolu tey ji lan lay indi ci dispositif bi tey. je pense que yokkute rek la fay indi yokkute rek yaakaar naa ne kii mën a si gën a xuus comme mooy yëngu si domaine de réanimation. yaakaar naa loolu am solo mooy jege askan bi. mu gën chaque fois ñuy boo amee ay cas yu sérieux ñu bu évacuer pour ñu indi leen Dakar yaakaar naa ni lu ñu mën a def daal ba jumtukaay waa kër docteur gën a jege askan bi loolu gëm ko. pour ñu mën a réagir lu gaaw mën a vraiment limiter vraiment gravité situation bi. loolu daal je pense que lu am solo la. su ñu mën a gën a multiplier dina doon lu baax quoi. IRSF bi nga xamante ni yokk nañ ko ci dispositif bi également pour test yi. loolu itam dina am solo ci jamono ji ñu toll. nga xamante ni test yu bari la ñuy def apparemment parce que tey jii ministre bi je pense que wax na test yu bari. tout à fait loolu am solo la. parce que na gën a yombal aussi mbirum dépistage bi. ñun président ñu ne ko léegi am na 1560 et quelques. personnes. cas contact. mooy des personnes qui sont susceptibles. xam li yore doomu jàngoro ji. je pense que bi ñu tolloo foofu war nañ mën a ñenn ñi médecins ñooy apprécier en fonction des niveaux d'exposition. ñenn ñi war mën tester donc IRSF vraiment loolu dafay indi yokkute. waaw. yaakaar naa ni semaine bi war nañ mën a démarrer mais directeur de course docteur Abdoulaye Bousso waroon na fa jaar tey sax maanaam jot na fa jaar. pour xool nan la ñu mën a coordonner. pour mën a démarrer activité yooyu. yaakaar naa loolu monsieur le ministre allez-y Souleymane. ñaari laaj rek pour professeur. dañu dégg ñu naan cas contact. am na sax typologie cas contact à haut risque ak cas contact boo xam ne risque bi demeewut noonu. waaye nit ñi xamuñu exactement. cas contact lu muy firi nan la ñu déterminer ni kii cas contact la. wala du cas contact. loolu mooy laaj bu njëkk ma bàyyi la nga tontu xëy na am na beneen laaj bu mu bëgg a laaj après. waaw cas contact nag mooy par exemple yow nga am doomu jàngoro ci
nga am ku la jege ñaale mel ni sa jabar sa doom donc vraiment c'est des cas contact à haut risque. je pense que docteur science dina si gën a dellu. am na ñoo xam ne xëy na bokk ngeen benn mbooloo. benn mbooloo xëy na jegewu leen bu baax mais daal daje ngeen si biir mbooloo ñooñu aussi ay contact lañu mais duñu ay contact déterminé kan mooy wax ni kii ka contact la kii feebar moom mooy wax ni man. yëpp si interrogatoire bi la. ñu xool circuit nit ki fu mu jaar ñan la dajal. fan la romb. ba mu fa nekkee nan la doon def. nan doon saafoo ndex nit yi ki ñuy wax ni dafa daw dugg ci benn car. moom itam xëy na peut-être quoi car boobu yëpp la ñu war a topp. xëy na ñooñu ay cas contact lañ. tout à fait dinaa ci jox kàddu gu léegi docteur Boubacar Signaté Souleymane nga parce que madame Awa Marie Coll Seck ñëwaat na. ñu bàyyi la nga yeggali soxna Awa Marie Coll Seck allo. waaw. dama doon répondre sa question ci ay cas communautaire waaye gis naa ne yéen a ngi ciy waxtaan te li ngeen ci wax noonu la définition de tam cas contact yeeg yëpp xam naa ne nag daal li ma bëgg wax rek mooy yéen a ngi am ay intervenants yoo xam ni xam nañu problème bi li ma leen bëgg daan rek mooy ngeen bàyyi ñi nga xam ne jàng nañ affaire bi jàng nañ ñu ñuy gérer ay épidémie ñooñu ñoom suñu waxee rek soxlawul kenn di wax kon man maa ngi leen di gërëm bu baax di leen wax ne feebar bi nag ñun ñëpp ñoo ci am responsabilité te ñun ñëpp ñoo ci war a liggéey te maa ngi doon féliciter tant que personnel de santé féliciter leen ci seen liggéey bu rafet bi ñuy def amuñu nag moyens yu bari ndax pays en développement lañu waaye nag ñu ngi bëgg a dem ci émergence su neexee yàlla yooyu yëpp xëy na dina mën a ñëw waaye pour l'instant suñu système de santé war nañ ko gën a renforcer ndax fi mu ne ñu yem ci ay cas yoo xam ne xëy na garaawul torop suñu système de réanimation bi mën leen gérer mais suñu góorgóorluwul li président de la république wax nit ñi di ko kase duñu ko def wala ñuy aw fii yoon daanu seen kaw loolu yëpp jaru ko xeex bi nag ñun ñoo ko mën a xeex ñun ñi nga xam ne ñooy citoyen wu Sénégal ku nekk def li nga war a def defe naa ne loolu su amee bàyyi génn bu bari bi bàyyi rassemblement yi nuyoo yi laamisoo yi ak yi kenn xamul defe naa ne jaabante bi suñ ko defee ak mesures yi président jël mën nañu am espoir vraiment que épidémie bi dina mujjee dem ba mujjee disparaître ci Sénégal te ci monde bi yëpp mais loolu nit yi citoyens yi seen bopp am nañ ci yoon am nañ ci responsabilité je sais pas ndax pale yoon waxoon naa ci affaire u fond bi parce que fond bi itam lu am importance la li président de la République wax ndax fond boo xam ne day tax dañ koy jagleel ak askan bi secteur yi nga xam ne dañoo am problème ak population yi nga xam ne dañoo néew doole ak immigré yi day dinaa am na diaspora ak yooyu kooku moom lu rafet la nañu gérer yëpp bu baax yëpp jaar yoon defe naa ne loolu président de la République ci boppam dina si def ay règles yoo xam ne ñëpp dinañ mën a am soutien fekkee du soxla nañ waaw léegi question pratique rapidement bu njëkk bi mooy yaa ngi ñu doon dégg ñuy wax ci wàllu respirateur ak matériel bi daal en tout cas plateau technique bi loolu yow jot nga nekk à la tête de ce secteur là yan leeral nga ñu ci mën a indil beneen bi ñu boole ko mooy lan moo tax ñu yéex laa dégg question personnelle ñu yéex laa dégg ci mbir mi nga xamante ni lëmbe na Sénégal. waaw affaire respirateur bi nga wax déggoon naa réponse spécialiste bi te dama ci ànd am nañu ay spécialiste yu xarañ yu mën a liggéey ñu xam réanimation waaye ba léegi doyul moo tax sax bi ñu nekkee ministre de la santé doon nañ fexe ba nga xam ne dañuy sax am ay urgentistes yu ñuy former jox leen ay bourse mais ba tey man xalaat naa ne tolluwuñu foo xam ne war nañu naagu di wax ne yëpp baax la loolu du dëgg mën nañ gën a renforcer
ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci secteur boobu te xam naa ne épidémie bi ak li ñuy wax Sénégal waaye pandémie dans le monde toll na foo xam ne defe naa ne dëkk yëpp dinañ seetaan seen xel te lii su passé itam xam naa ne yu bare mesure yu bare dina ñëw pour renforcer système de santé du Sénégal ndax système de santé bu dëgër dafa am importance su ñuy amee ay crise yu mel nii te xamuñu crise bi kan lay yem ak kan ndax du dellu si wala du amaat yeneen feebar donc war nañ ko gën a toppatoo maa ngi jox daal sama soutien yëpp ñi nga xam ne ñu ngi sur le terrain di xeex mais seen doléance nag mooy loolu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def pour mën a am benn plan d'action ak bind seen besoin ak yooyu defe naa ne na partie boo xam ne dégg nañ ko ministre de la santé boo xam ne itam maa ngi koy encouragé bu def ci liggéey bi muy def ndax gis naa ne sonn na torop mu ngi def li mu mën kon loolu itam xam naa ne dina ko boole ci muy yokkal système de santé bi ak personnel de santé. loolu moo tax ñu yéex la dégg wala. lu tax non li tax ñu yéex ma dégg dama xalaat ne Sénégal am na système de riposte aux épidémies boo xam ne dëgër na parce que li ñuy wax tey di wax cas contact ak cas yeeg cas communautaire ak yooyu dafa fekk nag nit ñu mën ni ñuy liggéey ñoo nekk tey ci ministère de la santé nekk ci région yi nekk ci service yi nekk mu am itam centre des opérations d'urgence boo xam ne itam am na Sénégal defe naa ne nit ñi am nañu xam-xam léegi nag dañ leen di bàyyi ñu liggéey ministre baa ngi nii ñëw na jël na benn ministère ànd ak équipe boo xam ne jaar nañu ci yu bari te am na yu ñu xam dañ leen di bàyyi ñu liggéey waaye su fekkee ne ñi wax nañu la nga yow ba jóg jël micro bu waxaat leneen defe naa ne dafa naroon jaxase yëf yi loolu moo tax dama newoon naa bàyyi nit ñi liggéey seen liggéey te vraiment maa ngi leen di encourager bu baax ndax gis naa ne liggéey bi ñu def rafet na. jërëjëf. bi moo mel ni pandémie bi métti loolu moo tax cas yi di gën a bare mais du affaire u liggéey bu baaxul wala yu mel noonu waaye tey nag comme président de la république am na ay mesures yu mu jël yoo xam ne dafa yokk niveau wu riposte bi ma xalaat ne wax dëgg yàlla mën naa léegi wax yokk ci li nit ñi di wax ngir Sénégal mucc ndax fi mu ne moom ñëpp ci war a dugal seen loxo. leer na jërëjëf soxna Awa Marie Coll Seck ñu ngi lay jaajëfal professeur yan commentaire ngay def ci kàddu yooyu. waaw xanaa di ko d'abord di ko nuyu suñu maître la te naa ni lu mu def si santé am na solo lool. dëgg ñu koy daloo njukkal vraiment si liggéeyam bu rafet si xam-xamam bu sell te vraiment lu mu wax rek dëgg la lu mu wax dëgg la vraiment ñëpp si war jàpp. mbiru mi nekkatul mbiru personnel de santé rek. wala nekk mbiru président wala ministre de la santé. ñëpp si war a jàpp ku nekk fa nga toll boo defee sa waru gar ak naa ne mbir bi yàlla mën na si def saafara. def sa waru gar nag mooy nga topp instruction yi. ndigal yi ànd ak civisme ak discipline. discipline nag mooy problème sénégalais moom loolu mooy sénégalais sis moom. loolu mooy problème discipline. loolu daal yàlla si yàlla dimbale ba daal mu yàlla jéem a defar loolu daal. discipline bi daal si ko amee. parce que boo gisee réewu Chine réewu Asie. yi tax ñu génn si lu seulement dañu amee moyen de bu doon moyen donc lu ci génn. parce que dañu am discipline. discipline boobu moo leen mën a may. moo leen may des fois dañ leen imposer discipline bi tamit. waaw mais da koy jar aussi. mais bon naa ne président bi def na si jéego. mesure mu jël nii si voie boobu la yoon boobu la. imposer discipline. léegi daf koy laaj day lekk. dëgg la amoon ay laaj. pour kenn ku nekk ci suñu gan yi. benn bi mu ngi jëm ci maladie. parce que wax nañ lu bëri. ci riposte bi ci aspect yu bëri. waaye maladie ci seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bi fu mu nekk nii. ban prise en charge. non seulement médicale. waaye tamit sociale parce que dañoo ne ministère de la santé et de l'action sociale. nan lañ leen di gunge. ci feebar bi ñu feebar bi ba bi leen ci yàlla di génnee ci jàmm. ñoom ak seeni njaboot.
parce que loolu tamit beneen problème la bu am loolu xëy na docteur Signaté laa koy laaj professeur xëy na bu ñëwaatee bu ñu defaatee tour bi bu nekkee mën nañu wax lan mooy rôle recherche lan moo war a nekk taxawaayu recherche ci combat bi ak ban rôle le Sénégal mën a jouer ci recherche parce que nag xam-xam baa ngi fi structure yaa ngi fi expérience baa ngi fi est-ce que am na loo xam ne ñun war nañ ko mën a jouer ci pandémie bi au niveau global monsieur le ministre moom xëj na ci application mesures yu ñu jël yi parce que bu ñu fàtte aussi le président dafa jël les mesures macro waaye dafa delloo cër bi les autorités locales administratives ñoom ñoo war a appliquer ñoom ñooy évaluer lan la ñu war a interdire lan la ñu war a limiter lan la ñu war a ban rassemblement la ñu dàq wala duñ ko dàq et cetera am na yoo xam ne moom application automatique la lu mel ni dañoo tere cortège wala dañoo tere rassemblement mais am na yenn yoo xam ne day laaj seeni évaluation te xam nañu réalité dëkk bi am na ay gox yoo xam ne xëy na ce sera plus facile de le faire que feneen lan mooy gis-gisam ci wala bokk la mooy doctrine am la mooy doctrine état bi ci application de ces mesures là par les autorités locales administratives. Monsieur le ministre xëy na moom mu commencé ci aspect boobu. Merci beaucoup donc question bi nga laaj mais c'est le mooy li autorité administrative bi def bés bu nekk. bés bu nekk ci loolu la ñuy liggéey noonu la ñuy liggéeyee parce que lépp lu ñuy def dafay tukkee ci leen yoon sant ak nu ñu ko war a defee situation bi lenn rek moo ci particulière péril bi ni mu fi nekkee moo tax ñu jox leen yenn mode de pouvoir yi donc dinañu évaluer lu ne am na loo xam mënul dañ parce que yoo xam ne ce sont des dispositions d'ordre public mënul dañ amul waxaale amul naxaate amul naxante li ci am mooy bu ñu ne lii tere nañ ko ñu jël ko adapté ko ci localité bi lenn moo ci mën a am xayma nañu am na ñoo xam ni xëy na soxla nañu autorisation parce que seen liggéey moo ko laaj comme ni ñu ko junjee sànq ci journaliste yi kooku amul naxante dafa war loolu laa jàpp li ci des mooy nee naa leen ci tàmbali gi président fi mu teg li mu wax ci état de droit la nekk te état de droit mooy loi bi parce que état d'urgence aussi am na lu ñu tëggee loi bi ak fu mu mën a yem ak nu ñu koy defee. bien sûr yëkkati pouvoir bi jox leen ko ci li ñuy def bés bu ne autorité administrative yi dañuy évaluer ay situation di jël ay décisions en conformité avec la loi donc foog naa ni war nañ cee rafet njort. rawatina nag boo xoolee ñoom ñëpp fi ñu génne jàng nañu ko xam nañu ko te xam nañu nu ñu koy defee. très bien parce que sunu loi yi. du ay loi wu bërki démb boo ko xoolee année bi nga xam ne ci lañ leen jël muy décret yi wala loi yi. 69 la. donc am nañ ci xam-xam. te foog naa ni war nañu wóolu. ni ñu wóoloo sunu personnel médical. ci mbir mi war nañu wóolu ñi nga xam ne ñooy sunu ay autorités administratives. parce que ils ont la même doctrine ils ont la même culture c'est le principe de la légalité. et du respect. ba ci chef de village yi ak chef de quartier yi yooyu tàmm nañ ko rapidement nit ñi yàgg nañ dem ak ñoom ci yooyu. bien sûr waxtaan pour seet naka lañ koy defee. en restant sur le principe de l'autorité de l'État. parce que kii sa professeur wax na ko léegi. discipline citoyenneté autorité de voilà ci loolu ndax dinañ ko respecter moo tax dañuy jël rapidement ndax li ñu des ci waxtu bareetul ñu ngi ci ligne bi ak Gora Khouma nekk syndicat transporteurs yi ñu ngi lay nuyu sëñ Gora. waaw ñu ngi lay jaar Serigne ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp ñu leen masawu coono tamit ndax yéen a ngi def débat bu am importance. jërëjëf alors léegi décision yi nga xamante ni daanu na ci wàllu transport bi seen secteur nan ngeen ko nar a accepté ak nan la leen nar a affecté yéen seen bopp. waaw xam nga décision bi ala loo xam ne ni du lu bees ci Sénégal couvre-feu daana am ci ay crise politique ba mu lalu wàllu insécurité mais tey bii moom lekkalal wàllu wér-gu-yaram la ndax bu fekkente ne ndox muy dóore te yow doo ko gis te moo lay gis te saa bu ko nekkee mu dóor la moytu ko moo li am solo président rappelé na léegi loo xam ne sax nit ñi xam ne dañ ko fàttali
mooy coronavirus bi xamul ku am ak ku ñàkk góor ak jigéen mag nag xamewu ko ba tax na loolu nag musiba la ci biirum réew ñun nag ñi nga xamante ne yàlla def na ñoo yore secteur de transport moo xam transport de marchandise mu ci wàllu camion baa ci transport de personne muy njaga njaay baag car rapide baag taxi baag minicar baag bus baag tata ba ñun dañoo am rôle bu rëy bu ñu war a jouer rôle bu rëy bi ñuy jouer mooy lan ñun ñooy déplacer nit ñi te li ñu gën a tiital bu nekk nii mooy contact communautaire yi nga xam ne tey jii nit ki xamul fii li fu ko jëlee ba nga ba gën kaa war a mën a moytu kon ñun rôle bi ñu jouer mooy wax naa damay lancer appel mbir la boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñu nee 20 heures ba 6 heures du matin amul exception auto transport en commun amul bu camion amul bu particulier amul bu jakarta amul bu kenn waxu muuru waaw la sant bu dee jaar na yoon te bii moom jaar na yoon. dëgg la sëñ Gora leer na appel boobu am na solo wax dëgg yàlla nga jàllale ko noonu te kilifa boo ko yëkkatee tamit dina am solo ñu ngi lay jaajëfal te di jégalu ndax wax dëgg yàlla waxtu wi dafa jeex ba pare am nañu 2 à 3 personnes yu ñu war a jël rapidement ñu bàyyi docteur Signaté nga tontu ci laaj bi la Souleymane laajoon tout à l'heure. waaw bu njëkk bi mooy partie action sociale bu prise en charge bi. Ministère de la santé am na direction de l'action sociale. boo xam ni moom ci wàllu woowu lay tout ce qui va être social autour de la prise en charge ñoom dinañ am nañ aussi cellule médico-psychologique boo xam ne ñoom bu ngeen fàttalikoo depuis kaaw ñu nekk Chine yi voilà ñu ngi ci liggéey ci public bi am na aussi même ñu nekk ci privé bi ñoo xam ni dañuy ñëw jàppale surtout professionnels de santé yi ak ñeneen léegi pour définition de cas yi bu ngeen seetloo depuis le début day changer en fait au fur et à mesure que épidémie bi di avancer définition de cas yi day gën a précis wala bokk day soppi parce que avant dañ doon ne par exemple ku jógee Chine wala Wuhan te motul fukki fan ak ñeent nga am mandarga feebar yi ñoo nekkoon cas possible mais léegi ñaari cas rek moo des cas possible ak cas probable ñaar yooyu rek la cas possible bi mooy koo xam ni am na mandarga feebar bi mi ngi sëqët yaram bi tàng yaram bi di metti te mu bàyyee ko zone léegi waxatuñu pays parce que léegi zone la ñuy wax mu bàyyee ko zone boo xam ni virus baa nga fay circuler te mutul fukki fan ak ñeent loolu mooy cas possible cas probable bi mooy koo xam ni am na màndarga feebar bi am symptômes yi te fukki fan ak ñeent yu weesu nekk na en contact ak koo xam ni testé nañ ko am na doomu jàngoro ji kooku mooy ñaari cas léegi contact bi nag léegi dafa gën a précis dañ ne koo xam ni denn ngeen lu yées benn mètre te nekk ngeen au moins 15 minutes loolu mooy contact bi léegi donc koo xam ni rek nekk nga ak moom pendant 15 minutes seen distance motul 1 mètre ci 14 jours yi moom mu am feebar bi doomu jàngoro ji yow contact nga donc yow aussi mooy sujet contact yi ñuy wax donc plus épidémie bi di avancer plus muy am ay définition de cas yi muy gën a précis donc cas contact yi loolu 15 minutes 1 mètre 15 minutes 1 mètre ñu ngi ci ligne bi ak ba tey ak Babacar Gaye ñu ràññee ko ci parti démocratique sénégalais ñu ngi lay nuyu sëñ Gaye. waaw maa ngi leen di fay. nga baal ñu rek ndax xam naa instant yi waxtu wi tànc nañu ñu jégalu ci loolu bëggoon itam jox la ci kàddu ci woote bi nga xamante ni njiitu réew mi woote na ko ak mesures yi ñu jël ban taxawaay ak ban gis-gis nga ci am. waaw xanaa rek di ko rafetlu ndax dañoo jàpp ne dafa jot que président de la République wax de manière solennelle mais aussi avec gravité ak askanu Sénégal ngir wax leen li xew ñu gën koo xam fan yi dama génn dem dëkk ba gis li xew marché Petersen ak Sandaga ma wàcc ne naa vérifier lu xew Colobane sëñ Babacar Gaye ñu ngi lay jaajëfal kon. waaw dafa dagg.
waaw ñu ngi lay déglu allez-y ñu ngi lay déglu. kon li ma doon wax xanaa dama reprendre. waaw rapidement rek dafa amoon coupure bu ndaw mais ñu ngi lay bàyyi nga yeggali. waaw donc dama ne décision bi nga xam ne président jël na ko lu ñu war a rafetlu la ndax dafa jot gisoon nañ askan wi ni ñu ñàkkoon na gëm ne mbir mi mu ngi ci suñu biir te mbir mi lu doy waar la muy feebar bi nga xam ne coronavirus moom moo koy indi ndax yenn réew yu bari lor na leen te réew yu am doole lañu ci wàllu koom ci wàllu xarañ ci wàllu maanaam faj jàngoro kon buy Sénégal amee boobu sàggante ba président mu jaral ko mu def discours bi lu ñu war a rafetlu la ndax man le 12 mars ci boppam laa ko njëkkoon alerté ne ko war naa wax ak askan wi war naa wax ak classe politique bi ñu am trêve politique maanaam kenn bañ a defa ci politique ak jël mesure yoo xam ne daal war na mën a aar askan wi ci li nga xam ne mooy feebar bi kon tey bu ko defee rek duñ def lu dul félicité ko ci ba pare nañu décidé woon taxawal corona 2021 pour jàppale gouvernement bi noonu lañ koy soutenir ci combat bi nga xam ne jël na ko ndax combat wu askan wi la te askan wi ci lañ bokk encore que dañ ci am ay responsabilité beneen bi mooy état d'urgence bi nga xam ne jël na ko il faut que askan wi gën a xam lu mu tekki droit yi ñu am ak liberté yi ñu am yoon da ko aj nguur gi à travers autorité administrative muy gouverneur ministre de l'intérieur gouverneur préfet sous-préfet ñoom ñoo am sañ-sañ dogal ci kuy dem ak kuy dikk dem beeg dikk bi ak ay rassemblement yi nga xam ne aussi mën nañ ko tere ak yu bare yoo xam ne nii danañ askan da ko moomoon muy àqam ak yelleefam léegi nguur gi da cee teg loxo pour que aar leen ñoom seen bopp mais foofu itam dafa war a leer ci boppu askan wi que nguur gi itam war na def mbir mi ak maanaam parcimonie maanaam du rek systématique ne dañu war a tere systématique dañu war a dóor systématique dañu war a aaye gouverneur yi préfet yi ak sous-préfet yi kenn ku ci nekk ni nga gisee mbir mi fa nga ne war nga mën a jël ay mesures yoo xam ne du lor askan wi benn exemple laa ci jël fii gouverneur jëlul na fi mesure ne mburu bu ko kat jaay ci bitig jàpp ni bitig yi dañoo sellul est-ce que boulangerie yi ñoo gën a sell bitig yi waaye gis nga li mu jur dajale askan wi ñu doon bañ mooy dajaloo nit ñi askan wi dajaloo nañu te am na dëkk yoo xam ne amuñu kiosque bu ñu jaayee mburu am na dëkk yoo xam ne amuñ sax boulangerie dañ koy def ci ay mbuus transporter ko door ko yóbbu ci luuma yi nit ñi door ca jot kon mesure muy jël rek war nañ ko xool ndax danañ ko mën a appliquer ou pas. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal sëñ Babacar Gueye moom mburu mi intéressé na ko rapidement Souleymane nga fàttali ñu article 69 ak 77 bi balaa may jox professeur mu tontu. waaw parce que Babacar Gueye mu ngi ko doon évoqué tout à l'heure ne baax na ñu wax nit ñi la moo nekk ci ñaari disposition constitution boobu article 69 bu constitution bi dafa ne état de siège ak état d'urgence président de la république moo koy décréter moo koy dogal te bu boobaa assemblée nationale mënta ñàkk day daje même bu dee sax nekkul woon ci session noonu la ko loi bi waxee ne nag décret bi nga xam ne moom mooy proclamer état de siège wala état d'urgence ñaar yooyu ñoo bokk benn disposition ci constitution bi leen di organiser bu ñu toogee diir fukki fan ak ñaar assemblée nationale war na ko proroger daje yokk ko lu ko mooy mënul weesu fukki fan ak ñaar yooyu. loolu la loi bi wax. léegi nag li si des li modalité application état de siège ak état d'urgence loi moo koy organiser loolu mooy article 69. article 77 maintenant. article 77 moom moo organiser li président wax mooy dina woo assemblée nationale. soumettre leen benn projet de loi projet de loi boobu loi d'habilitation la moom mooy loi bi nga xam ne mooy la assemblée nationale di voter ne président de la république jox nañ la cëru ngay jël ay dogal ci loo xam ne loi moo ko waroon organiser parce que voilà domaine loi assemblée nationale moom moo koy voter loi waaye assemblée nationale moo koy may ëllëg bu leen dajalee ñu votel ko loi boo xam ne dañ ne ko yow may nañ la ci ñetti weer yii di ñëw yow yaay dogal
da ngay jël ay ordonnance di wax ni lii mooy am te loolu bu nekkoon temps normal dafa war a jaar ci benn procédure dem assemblée nationale ñu voté ko sous forme de projet de loi loolu article 77 moo koy wax nee na nag dafa am ay limite de temps yoo xam ne loi d'habilitation bi moo koy fixé am na ay détails techniques yu nekk ci biir waaye lu si ëpp solo moo di ni daal bii moom mooy wax nan la ñu taxawalee état d'urgence la mooy diiru état d'urgence bu nekkee yokkuñu ko bu nekkee dañ ko bëgg a yokk assemblée nationale day toogaat voté prorogé ko après li si des li loi moo koy organisé beneen bi ne nag assemblée nationale day voté loi d'habilitation boo xam ne moom mooy may ci benn diir boo xam ne assemblée moo koy fixé ne président may nañ la léegi yow ñun li ñu waroon def suñu cër moom mooy voté ay loi may nañ la léegi nga jéggi ko di jël ay ordonnance yoo xam ne moom mooy permettre ñu liggéey bi di gën a gaaw fekk jaaroo ci ñun fekk voilà loolu mooy ñaari disposition ñaari articles yooyu am na solo moom la cité ci am na solo très rapidement dañuy demaat ci téléphone bi laata ñuy def tour de table ngir jeexal émission bi ñu ngi ci ligne bi ak waa ASCOSEN Momar Ndao ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen remercier yéen ñëpp yi nekk ci plateau bi. jërëjëf ban xalaat ngay indi ci waxtaan wi ñoo ngi wax ni ci wàllu loyer bi par exemple ak factures yi est-ce que foofu waa ASCOSEN lan ngeen ci wax yéen. ñun dañuy wax ne na état bi jël en charge location bi facture pour benn bimestre bu SDE maanaam Sen'Eau benn facture pour benn bimestre bu Senelec boo ko xoolee ci xaalis Senelec buñ toogoon benn bimestre kenn fayul courant ci chiffre d'affaires 384 milliards ça fait 64 milliards soo jëlee li nga xamante ne bii moom mooy chiffre d'affaires bu mujj bu SDE bu 108 milliards donc suñ toogee benn bimestre kenn fayul 18 milliards la soo jëlee activité de logement yi nga xam ne moom moo am actuellement ça fait moins de 150 milliards kon pour 2 mois yaa ngi ci moins de 24 milliards donc boo jëlee 24 milliards plus 64 milliards yu Senelec plus 18 milliards bu Sen'Eau yaa ngi ci environ 100 et quelques milliards 106 milliards yooyu donc du matul sax 10% environ wu budget 1000 milliards bi nga xam ne moom la état bi décidé suñ ko jëloon 10% yi rek dinañ ci mën a dimbale képp koo xam ne yaa ngi ci location ñu toog 2 mois doo fay képp koo xam ne yaa ngi fay facture courant nga am benn facture benn bimestre boo xam ne doo ko fay képp koo xam ne yaa ngi fay ndox nga am benn bimestre boo xam ne doo ko fay su ko defee mu complété jàppale bi nga xamante ne bii moom lay jàppale ñi nga xam ne ñooy askan wi te loolu lu mën a ne la parce que sur un budget de 1000 milliards 106 milliards maximum lay doon. jërëjëf question rapide chiffrée pragmatique la réponse de l'État avec monsieur le ministre Seydou Guèye. Je ne peux pas donner la réponse de l'État juste prendre acte d'une proposition. Oui. Qui est une destination possible. mais qui peut être discutée. mais mënuma ci yey yàbbi mënuma cee tontu ñi ngi rafetlu nag combat wu Momar. oui parce que li muy wax li muy wund rek. mooy sénégalais yi dañu soxla ku leen dimbali ci yooyu. oui donc président junj na lekk ak naan bi. waaw mais donc ci soxla yi rek. loolu tamit mën nañ ko waxtaanee loolu. dama ni. proposition bu tegoo ci table bi. oui nit ñi nii la ñu bëgg. te ñu mën ko. mën nañ koo waxtaan. ci wàllu ndox mi quand même dina am solo ñu interpeller ci état bi boo tax ma ni waxtu yëf yi nekkatul affaire département santé wala intérieur état bi yëpp la engagé parce que bu ñuy wax raxas loxo yi il faut ñu raxas loxo yi lu ñuy raxasee loxo yi il faut de l'eau bien évidemment mais il y a des quartiers aujourd'hui encore une fois foo xamante ni guddi ba guddi la ñuy am ndox encore une fois foofu tamit le ministre de l'eau et de l'assainissement kenn déggu ko moom itam ba léegi. non nit ñaa ngi liggéey pour changer situation. ñu ngi ciy liggéey le ministre de l'eau et de l'assainissement yëkkati na ci kàddu fan yële wax ci wàllu assainissement am na liggéey yu bare ci quartier yu bare boo ci duggee gis nga ni ñuy renouveler infrastructure bi évacuer eaux usées yi. sauf que le timing n'est pas bon apparemment parce que. mais mbir mi bi muy ñëw tàgguwul kenn. tàgguwul kenn li am solo daal mooy li ñu waroon a def. ci dimbali personnel médical ci li ñu joxoñ ni lii moo leen di dimbali pour seen liggéey gën a yemb je pense que président tegu na ci yoon boobu li askan wi soxla ci wàllu ndimbal ak yërmande président teg na ko ndap li mu bi mu laaj indi na ko donc liñ ciy def lenn rek moo tax ñu koy def du delloo droit sénégalais yi ginnaaw parce que sénégalais yi am nañu culture seen ay droit ñu respecté leen mais am nañu conscience
nangu ci jamono parce que circonstance bi moo ko laaj ñu ajandi yenn yi. ba mën a faj li nga xam ne ñun ñëpp. la menacé. très bien buñ ci génnee nag ñu delluwaat ci droit yi. très bien Cheikh Gueye nekk maire Dieuppeul Derklé moom mooy wax ci turu Khalifa Sall ñu ngi lay nuyu sëñ Gueye. maa ngi lay fay di leen ziar. ban kàddu ngay indi ci yëf yi ak yéen suba est-ce que ni ngeen wuyu ji président de la République rapidement rek nga baal ñu. d'abord li ma ci bëgg indi mooy rafetlu waxtaan wi ginnaaw bi ma rafetloo disposition yi nga xam ni président jël na ko waxtaan wi it maa ngi koy suivre boobu ba léegi mais gis naa ni ponk yu bari yu ngeen laal yu am njëriñ la te lii mooy Sénégal ndax virus bi nga xam mooy joxe jàngoro bi xamawul ku ñuul wala ku weex xamawul ku nekk ci pouvoir wala ku nekk ci opposition doomu aadama la xam di ko dal kon nag pour ñu mën fagaru ko fàddiku foog ñu booloo nekk benn def résilience ba jàngoro bi génn ci réew mi maintenant est-ce que daañu woy ji bon li ma mën a wax daal mooy Khalifa Sall bi ma xam te réew mi rek ñor ko jàmm réew mi rek ñor ko ak wér-gu-yaramu doomi réew mi saa yi réew mi soxlaa war na teew ngir njëriñu askan wi ak njëriñu doomu réew mi. jërëjëf Cheikh Gueye ñu ngi lay jaajëfal professeur Camara ñu boole waale ko ci sa kàddu bu mujj ak nga ñëwaat ci tontu yi nga xamante ci question yi nga xamante ne Souleymane soulevé woon na ko léegi. dëgg bon posé woon na question si wàllu recherche si wàllu gëstu. oui. kanaan gëstu lu am solo la donte fu mu nekk nii lu priorité. priorité mooy diagnostiquer traiter mais quand même gëstu bi war nekk si boole bu baax a baax parce que xamuñu. fu mu nekk nii yenn souche ñooy circuler Sénégal parce que doomu jàngoro ji day fay soppaleku souche bi infecté benn patient mën na bañ a nekk benn mën a différente souche bi infecté keneen par exemple ki jóge Italie wàll na une vingtaine de personnes nee nañ ne souche bi nekk Italie bokkul ak souche bi nekk France xëy na souche bi nekk Italie moo gën a soxor bi nekk France loolu yëpp jar a gëstu la donc loolu war nañu ko def surveiller nit yi souche yi ñu am mais également surveiller def ay prélèvements ci environnement bi xool yan souche nekk ci environnement bi comme ñu ngi lam-laamee mbirum chloroquine je pense que c'est aussi l'occasion de faire une collaboration scientifique entre les cliniciens mel ñoom Signaté ak ñun ñi les microbiologistes ñu yàgg nañ ko def sur le plan international bi Ebola bi amee def nañ fi 3 essais vaccinaux avec les firmes pharmaceutiques pour tester ay vaccins Ebola donc fu mu nekk nii je pense que occasion la pour ñu tester efficacité du traitement de nos patients avec la chloroquine parce que xëy na ce qui est valable chez d'autres peuples d'autres races n'est pas valable chez nous donc laaj na ñu tester ko avant peut-être ñu koy utiliser voilà entre autres daal. oui ci yow pour yow donc da nga jàpp ni Nivaquine bi dañ ko war a essayer. moo gënoon de. moo gënoon waaw au moins ñu essayé ko sur une large population. oui ñu xoolee daal ne vraiment njëkkital bi. gënal bi moo ëpp bu baax a baax a baax. effet secondaire yu ndaw yi muy am. ñu utiliser ko. enfin large population attention quand même parce que professeur Raoul moom ci boppam. ci 24 patients la ko testé. 26 plutôt. seulement 24% ñoo amul. ñoo gardé porteur ñoo nekk porteur ba léegi. est-ce que tamit bu ñu ko utiliser fii ci ñu bari du nekk test bu nga xamante ni xëy na peut-être effet secondaire yi mën na graaw ou pas. non loolu lépp ça dépend rek si dose yi ñu joxe. ci sa vaccin bi loolu yëpp gëstu la laaj. doo mën a am ay comment dire ay idées précises comme ça il faut nga def ay hypothèses. oui après mettre ko en œuvre xool lan lay jox daal am nañ si yaakaar ne bi ñu ko defoon xëy na dinañ mën a gën a leeral. solo bu mu am daal si pour faj doomu jàngoro. testé ko d'autant plus que actuellement 71 personnes. ñoom ñoo nekk sous traitement. est-ce que piste boobu mën nañ ko xool ma boole ci itam laaj bi comme ni ko professeur yëkkati léegi mooy taux de létalité bi maanaam limu nit bi génn àdduna ci ñi feebar. lu tax ñu gis ni dafa xaw a disproportionné entre les pays. bon comme ni ma ko waxee sànq virus bi day muté day changer. day changer donc virus bi
yenn saa yi sax virus buy dugg ci nit ak bii génn du bokk. alors que même personne bi la donc day changer bu changer nag virus dafa am ay caractères par exemple comme virulence mooy ban vitesse lay multiplier woo ci nit ki bu duggee donc xëy na ci kenn nu muy multiplier woo bu génnee soppaleeku du nekk benn nu muy fonctionner ak beneen kii population yi aussi bokkuñu ensuite taux de létalité bi ça varie aussi en fonction si terrain bi gis nañ population yi bokkuñu boo jëlee par exemple population française boo jëlee par exemple entre 1500 ak 2000 patients yu nekk en réanimation en France 50% avaient moins de 60 ans alors que bi muy tàmbalee Chine 50% yooyu curseur bi ci 85 ans la nekkoon donc plus muy avancer plus muy changer muy acquérir ay caractères di perdre yeneen caractère donc loolu mooy importance su recherche justement pour mun a xam sa kàddu bu mujj docteur ci message boo xamante ne daal vraiment moom moo gën a am solo boo bëggoon lancer pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan laataa ñuy jël madame Mimi Touré bi nga xamante ni moom itam bëgg na ci sànni ay paroles. ñaari message la am bu njëkk bi pour population bi la parce que li ñuy def yëpp pour population bi la mesures yi président bi jël tey mooy mesures yoo xam ni day couper transmission bi donc li ci ëpp solo mooy képp koo xam ne li ngay dox du farata nga bàyyi ko ñu toog ci biir kër gi deuxième bi ñu suivre consigne ministère de la santé digle yëpp ñu topp ko deuxième message bi ci autorité bi la yooyu moom ñaari partie la benn bi pour que ñu doter personnel soignant bi suffisamment de moyens pour que ñu mun a traiter patients yi ensuite ñu jox leen suffisamment de protection pour ñu mun a aar seen bopp pour ñu mun a def seen liggéey correctement man ñaari message yooyu la am et puis njeexital bi mooy protéger population bi lépp lu ñuy def donc population bi il faut que ñoom ci seen bopp ñu participer ci seen propre protection mënuñu déléguer suñu protection donc ñoom ci seen bopp dañu war a participer mesure barrières yi raxas loxo yi saa su nekk tout le temps ak technique bu baax léegi vidéo yi bëri nañ ni ñuy jàngee ni ñuy raxasee loxo yi moytandiku rassemblement yi ci distance yi et puis toog ci kër yi waaw loolu mooy voilà booy sëqat nga sëqat ci conc bi wala nga jël mouchoir à jeter protéger bakkan bi ak gémmiñ bi boo paree nga sànni ko ci poubelle bi masque FFP2 yi ñu bàyyi ko FFP2 yi ñu bàyyi ko fajkat yi masque chirurgicaux yi ñi feebar yi ñu sol ko ñoo xam ni mënul ñàkk parce que dañuy déplacé wu parce que ils vont être confinés parce que dañuy obligé jël yenn moyen de transport yoo xam ni dañuy bokk ñooñu mën nañ leen bàyyil masque chirurgicaux yi loolu du problème mais masque FFP2 yi nañ ko bàyyil fajkat yi parce que loolu mooy gën a nekk seen problème seen mucc ñu jël madame Mimi Touré ñu ngi leen nuyu jërëjëf ci ànd bi ñu bàyyi la yow itam nga sànnu ci ay kàddu ci mesures yi nga xamante ni moom la président jël ak woote bi ñu woo ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ci classe politique bi ngir waxtaan nekk benn. waaw mesures yi nga xam ne président jël na ko dañu ko ci soutenir bu baax a baax ndax dafa jàngat situation bi gis ni feebar bi di lawee moom it mu dal di yëkkatiwaat beneen niveau de mesure loolu lépp pour aar ñu la aar suñu santé aar suñu njaboot aar suñu réew kon noonu lañ ko war a déggee mesures yooyu nag dafa laaj suñu mbokk yi ñun ñëpp ñu ànd ci ak discipline nag dafa am solo ci mbir mi discipline mu ngi tàmbalee ci li ñu la tere nga bàyyi ko li ñu la digal nga def ko li nga xam ne moom wane nañ ko bu leer a leer mooy dajaloo bi moom dafa bokk ci li lawal feebar bi ak dajaloo bu mu munti doon kon nag bu fekkee ne dañ ko war a dakkal nañu ko dakkal loolu dafa am solo ndax dajaloo yu bëri daan na am muy màkk muy umra ak yooyu yëpp booy seet dañu ko dakkal kon ñu nit war nañu góorgóorlu ba loolu yëpp vraiment ñu moytandiku ko bu fekkee ne mesures yi nga xam ne wax nañu ñu jël ko góorgóorlu nañ ci man am naa yaakaar ak ci kattanu yàlla ne dinañu génn gaaw a dépasser période bii nga xam ne ci la ñu ne waaye dañuy aussi suñu xel day dem ci ñi nga xam ne aussi mesures yi dana wàññi seen koom-koom ñoo ñit mënuñu leen a fàtte président fàttewu leen parce que loolu it ci yërmande la bokk am na ñoo xam ne dañuy liggéey guddi ñoo xam ci restaurant yi dañu ne ñoo xam ci service yoo xam ne guddi la ñuy liggéey
bu fekkee ne dañu ne à partir de 20h ba 6h du matin nit warut a circuler ñooñu seen koom-koom dana wàññeeku. kon it dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax ni leen président bàyyi xel ba indi benn fond boo xam ne dana leen jàppale waaye nag lu mbir mi métti ak ci ku mu métti nañu jàpp rek ne pour suñu intérêt la suñu intérêt mooy lii nga xam ne moom la ñu war a def mooy wàññi dem ak dikk bi di raxasu wàññi dajaloo bi bu fekkee ne góorgóorlu nañ ci incha allah yàlla mën nañoo jàppale. kon mesures yooyu nañu jàpp ne mesures yu baax la mesures yoo xam ne yi day tax jàngoro bi gën fee gaaw sori bu ko defee ku ci ne mën a delluwaat say activité waaye dafa laaj nag encore une fois li tubaab naan discipline maanaam yar ak teggin ak déggu nangoo aussi topp instruction yi nga xam ne joxe nañ ko loolu dafa am solo. jërëjëf madame Mimi Touré ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre Seydou Guèye sa kàddu bu mujj ban message itam de sensibilisation surtout moom ngay lancé ñi ñuy seetaan. mais jërëjëf d'abord féliciter leen remercier leen ci débat bi je pense que sénégalais yi dégg nañu bu baax li nga xam ni mooy message essentiel bi. weesuwul. ni président de la république yéegal na suñu riposte ci beneen niveau boo xam ni dal na xelu ñi ñu ko jagleel muy ñiy faj dénku nañu ñu gën a wëyal lii nga xam ni mooy comportement responsable yi ci situation bi mooy respecter raxas loxo yi mooy respecter distance bi mooy yemale dem beeg dikk bi mooy dàq nañu ay daje puisque jàpp nañ ni ci ni ko médecin yi waxee ci circonstances yooyu la passante bi mën a am kon nag comme bëgguñu football ak virus bi bu ko kenn paas kenn nanu koy defee mooy ni ñu mën a déglu ndigal yi jàpp naa loolu beneen bi it rafetlu li nga xam ni moom la président indi néew doole yi ak ñi ko mën a soxla jàpp naa ni li ñu war retenir mooy tey ji gouvernance personnelle bi moom le président bëgg suuxat pour ku nekk ci ku nekk gouverner sa bopp fexe ba tënku ci li ñu digle li ñu tere nga bàyyi ko fële duñ ci werante ni réew mi mànkoo nekk benn ci gis ni mbir mi du caaxaan ñu nit ñu am taxawaay yoo xam ne du taxawaayu caaxaankat taxawaay ay nit ñu am dégg-dégg lañu ñu moytu parce que ku ci ne ci ñun bëgg na fekke ëllëg bëgg na boppam ku ci ne bëgg na doomam ku ci nekk bëgg na soxnaam ku ci nekk bëgg na xaritam ku ci nekk bëgg na mbokku sénégalem ñun ñëpp bëggandoo Sénégal li koy firnde nag mooy rafetlu ni classe politique bi sunu kilifa diine yi kilifa aada yi société civile bi ñëpp ñi nga xam ni am nañu baat tey lañuy door a biral ni ñoom ñëpp Sénégal rek a leen tax a di wax donc loolu ñu fonk ko nañu ànd ñun ñëpp préserver Sénégal mais préserver Sénégal mi ngi jaar ci ñu préserver d'abord suñu bopp bañ refuser totalement d'être un vecteur de transmission du virus loolu moom mooy interrompre chaîne bi di leen gërëm di gërëm ñëpp di rafetlu le génie sénégalais bi nga xam ni génn na di ci féliciter le président Youssou Ndour di terminer benn njaal boo xam ne waroon naa ko def ci tàmbali gi mooy jaale leen yéen journalistes yi jaale également seen collègue D-Média ci ki nga xam ni mooy Mamadou Ndiaye Doss doon ku ràññeeku ci seen liggéey yàlla def mu jiitu ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla teeru ko njéggal ak yërmande fayte la ko ci aljana yi gën a kawe gërëm leen it bu baax président Youssou Ndour ci taxawaay bi mu taxaw dans le cadre daan corona ci opération li ñuy jàpp daal mooy na sénégalais yi jàpp ni état d'urgence bi buñ ko jàppee pour un mal mais c'est un mal pour un bien bien sûr. Et ce bien là est supérieur à nous tous c'est un bien collectif mooy santé askan wi ma jeexale ci formule boobu nga xam ni professeur Abdoulaye Elimane Kane moo ko wax. Le sens de la formule comme toujours. nañu jàpp ni Abdoulaye Elimane Kane philosophe. nee na la santé. est la mère aînée de la prospérité. et la fille aînée de la prospérité. mooy taaw bu jigéen. ci lépp loo xam ne da nga koy ñaan bëgg yokkute te comme yokkute lañ dégg ak nit ñi
nañ leen toppatoo santé bi ni ko président di toppatoo. moo am solo ñu ngi lay jaajëfal monsieur le ministre ci foofu nga wax sax bëgg nañ ci sànni ay kàddu ci opération daan coronavirus bi nga xamante ni le président Youssou Ndour moo ko impulsé boobu ba léegi gis nga ubbi nañu télé yi. ubbi nañu rajo yi ubbi nañu l'observateur ñëpp ñëw di ci joxe kàddu en tout cas toutes les parties composantes de la société ñuy profité wax itam les ministres quand même nañu bàyyi laxatu bi ci jamono ji parce que aussi war nañu ñëw parce que bu ñu jaaxlee. bëgg nañu gis kilifa yi ñu ñëw toog département bu ne parce que yaakaar naa ne yëf yi nekkatul affaire u Abdoulaye Diouf Sarr kese ci wàllu koom-koom secteur informel bi Souleymane wax na ko sànq. ñoom ñëpp muy oui mais ñoom ñëpp dañ leen di woo dañuy laaxatu c'est ça aussi la vérité mais bien sûr que ça soit ici ou ailleurs que ça soit ici ou ailleurs na ñëw waxtaan ak nit ñi sans polémique ni rien. boo leen yëgloo rek nañ ko yembal. bien sûr ñu ngi lay jaajëfal Souleymane sa kaddu bu njëkk surtout ci njaal mi nga xamante ne def na ko jëmale ko ci. yokk sama kaddu ci kaddu monsieur le ministre ci turu groupe Futurs Médias ak corporation bi yëpp di jaale mbokku Mamadou Ndiaye Doss Mamadou Ndiaye ñun xam nañ ko personnellement gannaaw liggéey nañu bi ñuy nekk Walfadjri muy nit ku lewet nit ku baax nit ku jullite sopp confraternité ak sopp nit bëgg liggéeyam bëgg ay mbokkam di boole te loolu du waxu rafetal rek loolu moo nekkoon ci Mamadou Ndiaye Doss ñu koy jaal ay mbokkam di ko jaal corporation bi yëpp ci turu groupe Futurs Médias ak suñu naatangoo yi nga xam ne xam nañ ko yàgg na kaddu bu mujjee bi xëj na fàttaliwaat très rapidement li nga xam ne président décidé na ko muy gannaaw bu mu defee constat ni l'heure est grave et que li ñu jéem boobu ba léegi teewul virus bi di gën a propagé wu ci vitesse boo xam ne jaaxal na ñëpp te looloo waral mu jël benn décision décréter couvre-feu bu ci kanamee le couvre-feu bi di commencer à partir de 0 heure décréter na ko bu ko weesoo à partir de demain yaakaar naa 20 heures couvre-feu bi doog a tàmbali état d'urgence donc le décréter couvre-feu yokku ci mu jël ay mesures teg benn fonds boo xam ne dinañ ko abonder par différentes sources internes externes gouvernement ak citoyens yi ñu si xaarandi 1000 milliards de francs CFA ñu am beneen mécanisme boo xam ne pour dimbali askan wi la ci li nga xam ne dina doon ay tolof-tolof bu ñu appliquer mesures yi ñu wax yi mesures yi bu ñu ci ñëwaatee lu si gën a bëri autorité administrative locale yi ñoom ñoo koy appliquer gouverneurs yi sous-préfet yi préfet yi moom mooy tere rassemblement yi tëj bépp bërëb boo xam ne nit ñi dañ fa doon daje muy public muy privé wàññi wala dakkal circulation entre régions yi ak yi ni mel ak yi ni mel beneen bi moom mooy jël na ay dogal yoo xam ne ngir dimbali économie bi ay mesures générales boo xam ne économie bi yépp ñoo ciy bénéficier moom mooy lu jëm ci baal ay dette d'impôt ak yi ni mel ak ay mesures spécifiques yoo xam ne daf ko jagleel ay secteurs yu précis hôtellerie si la bokk restauration si la bokk ba si médias yi ñi nga xam ne dañoo soppi seeni ay programme di def ay diffusion gratuite ay spot te ñëpp xam nañ ne loolu xaalis la boo xam ne ba waroon am amatoo ko ba pare nag mu ñaax sénégalais yi ñu respecter mesures yi gën a aar seen bopp jàppale corps médical bi gannaaw bi mu sargalee corps médical bi digleen ni tamit ñoom ci xaalis bi nga xam ne dinañ ko mobiliser nañ leen gën a dëgëral yokk leen aar leen yokk seen protection yokk seen matériel yokk seen jumtukaay sans compter aussi maladies yi nga xam ne dañ leen di jël en charge ak ñi nga xam ne seen contact loolu nag lu bees lu am solo la contact yi nga xam ne mënoon na xëj na buñ leen bàyyee ci biir communauté yi ñu gën a yokk feebar bi nañ leen jël yóbbu leen ci ay hôtel topp leen ba diir bi nga xam ne moom la ñu war a toog ñu saytu seen wér-gu-yaram bu weesoo bu nekkee dañ leen di yóbbu ci prise en charge ñu prise en charge leen bu nekkee dañ leen di bàyyi ñu bàyyi leen li may mujjee conclusion finale bi moom mooy que ni gëm naa ni Sénégal avant coronavirus ak Sénégal après coronavirus du doon benn
xëy na wax ko ça peut paraître comme du cynisme. Oui. Mais c'est un mal pour un bien. ndeke nag li ñu boole moo ëpp li ñu wute. li ñu wutale ndeke am nañ une vraie nation sur l'essentiel dañu déggoo ndeke am nañ état. état bu am doole bu xam dooleem bu mën a intervenir te demoon nañ ba commencer nag di am xel ñaar ci état réalité état au Sénégal waaye mel na ni état bu ko bëggee. bu ci nation bi yëpp àndee parce que ñaar yooyu ñoo ànd état ordre imaginaire la. dañ ko gëm rek waaye état amul gémmiñ amul poos amul suux amul yax amul dara. buñ ko gëmee jëmmal ko mu doon état. waaye buñ ko nasaxalee mu nërmeelu te bu nërmeeloo ñun ñëpp lay gaañ. yaakaar naa ni bu ñu génnee ci lii dinañu changer lu bëri ci suñu ay comportement ci suñu ay relation ak relation yi nga xam ne moom la état am ak yeneen entité ak yeneen pouvoir yu nekk suñu biir société. C'est notre plus petit dénominateur commun. Il faut ñu sàmm ko il faut ñu màggal ko il faut ñu jox ko doole il faut ñu nangul ko waaye tamit ñi koy incarner ko ci anam yu mu gën a rafetee. te loolu yaakaar naa ni bu ñu génnee ci crise bi. loolu yëpp dina doon une réalité. et que la solidarité est notre ultime bouclier. absolument loolu itam il faut que ñu sànni ko ci di xalaat itam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci hôpital yi feebar te amuñu coronavirus. ñooñu itam système sanitaire bi dalal seen xel dinañ leen ci jàppale mesures yaa ngi noonu yooyu la njiitu réew mi jël tey ñuy gërëm di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi au niveau de la réalisation. du ma lim dama naan rek ñu ngi gërëm groupe bi A ba Z ñu ngi gërëm groupe bi te di leen masawu boobu itam ba léegi ñëpp nekk mobilisation générale di jéggalu ci ñi nga xamante ni bëggoon nañ dugg fépp ci àdduna bi ngir waxtaan mais malheureusement yëf yi dafa xat ñëpp mënuñu mën a dugg ñu ngi leen di jaajëfal te di leen jéggalu jërëjëf professeur ñu ngi lay jaajëfal ci teewaay bi jërëjëf itam docteur jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal pour nit ñi toog seen kër moom na ci boole ataaya rek bu ci boolee ñëpp dinañ toog seen kër exactement merci beaucoup jërëjëf ñu leen di jox dig daje ci TFM ba beneen